la doomu aadama la. jigéen ji moo war a bale moo war a raxas moo war a togg moo war a yekk moo war a fóot góor gi moom xam nga lu muy def jàng bu wàccee dem football bu ko deful mu tëdd di nelaw ci loolu nag lañ koy yar bu demee ba am 25 ans 30 ans amul métier amul dara ci loolu lay continuer ñu naan ko su ma xamoon ne nii ngay mel ba ma la julee dama lay kut boo ko kutoon ñu ñaf la ci kaso bi. donc yooyu il faut ñu seet ko ñun ñoo war a changer société bi ci ni ñuy yare suñu doom yi bu ñu jàngal góor gi ñu jàngal góor gi jàngal jigéen ji kenn ku nekk xam li la war même ñi ngi wax sax naan diine mais ku nekk gis na ne arab yi ci ñoom la ñu roy islam mais ñoom li ñu nangul seen jabar yi fii mais fii góor nangu ko maa ngi doon déglu benn waaraatekat bu aay ci Sénégal du ma wax turam benn bis dama koy déglu am kuy wax ne di ko laaj ne ko mais ñoom damaa gis naari dañuy defal li seen jabar di defal li seen jabar te ñun Sénégal fii góori Sénégal duñ def loolu mu ne waaw loolu de la islam santaane waaye nag fii aada ji moo demee noonu waaw mais kon ñun jigéen ñi diine nootuñu aada moo ñu noot diine nootuñu aada moo ñu noot kon aada ji li ci baax jëmmal ñu nañ ko jël mais li ñuy noot ñu fitti ko teg ko fee Mariane wax na ko léegi 47 liste moo am su ma juumutee tête de liste yi ñi nga xam ne ñoo jiite ay coalition di ko doxal ñetti jigéen lañ ñeent fukki liste ak juróom-ñaar ñetti jigéen a ci nekk ñetti jigéen a ci nekk tête de liste jiite ko di ko dawal te sax dañuy wax bu ñu génnee ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo ëpp ñoo leen war a jàppale ñoo naan cim kii la doo am dara mais suñu nawle bu jigéen bi moom la ñu takk mooy ëmb mooy imbi moo xam marché bu cher moo xam fayu jàng moo xam yóbbu école ñu ne du am dara duñ ko jàppale waaw léegi après ñu jàppale góor ñi ba liggéey ñu ne dañoo noot dañoo def nii dañoo def naa kit naa jot nañu seetaat suñu bopp nag xam fu ñuy teg suñu tànk am na sànq ko wax mairie mais nañu booloo ba pare nangu parce que léeg-léeg ñu ne moom diw mi nga xam ne bërki démb la tuxu si ci quartier bi dàq fee jàng kenn bëgg maa def na dàq naa jàng kenn ndax moom au moins ñeme na xam na li mu bëgg mi ngi yóotu osé na gis nga osé boobu il faut ñun jigéen ñi di ko def suñu yeneen nawle yi di ñu jàpp waaw. Donc québécoise, sénégalaise, c'est la même chose. Mais le genre, lui, il n'est pas universel. Parce qu'il change d'une société à une autre. Exactement. adhéré mooy genre bi la xew Québec xewut Sénégal la xew Bawol xewut Kajoor xewut Saalum kon moom day varié waaye nag moom góor ak jigéen moom du soppi ko ilaa yow mi diini ku dem Québec góor ñi moom ay góor rek la ñuy doon jigéen ñi ay jigéen rek la ñuy doon ku ñëw Sénégal loolu moo fi am ñu jàpp ko foofu. de la personne humaine maanaam nit ki doomu aadama bi ñu ne dafa am benn kuréel boo xamante ne day def lépp luy àq ak yelleefu doomu aadama moom mu koy saytu ba pare di ko vraiment jàngale di ko xamle muy au commissariat des Nations Unies pour góor jigéen c'est-à-dire nit ku nekk ñoom dañ ni doomu aadama bu nekk da nga judd ak ay droit déclaration universelle des droits donc droit yooyu ba ñuy dee ñuy souci alors que suñu xoolee dinañ remarqué ci une ba gis suuf boo xamante ne ay jigéen dafa nekk ci naaj tàng ngeen remarqué ngeen nag li ñu remarqué mooy que jigéen dafa laaj trop ci wàllu boobu donc actuellement am doole ci société bi mënuñu d'accord nañu ne d'accord ngeen loolu léegi war nañ ko pour góor gi wërsëg te loolu léeg-léeg da ngay dem di laaj suuf pour war a bay ñu ne amul doole jum ko mën a defare ñu jox góor boo xam ne li ñu koy jox ci ay hectares moom amul doole jum ko mën a defare te yow yàlla wërsëgale ne nga mën a jënd machine wala nga mën a jënd tracteur di bay ëpp ko looy bay ëpp ko wërsëg loolu aussi nañ ko ci def mais li gën a am solo ci àq yeeg yelleef yi léeg-léeg loi bi jox ñu ko mais léeg-léeg ñun ci suñuy ba ñëwi bopp ñun jigéen ñoo ko dul jël parce que ñoo naan man de àttanuma ko wala man de sama jëkkër nangam dañoo toll foo xam ne kenn ku nekk day jëf ngir boppam jëf ngir doomam parce que fi mu ne ci jamonoy bopp sa bopp la islam terewul jigéen ji liggéey jox boroom këram terewul jigéen ji liggéey jox doomam kon yaakaar naa ne war nañoo mën a liggéey. la terre boo xoolee développement mënul jóge ci lu dul mbay te kuy mbay suuf ak ndox dafa fondamental te boo dee xool
foofa taxawaayu jigéen ñi dafa sooxe lool ñu ngi ci processus su réforme nag comme wax na ko léegi organisation yi demee ni ki wil daf dañuy xeex ngir ak yelleefu jigéen au-delà ñu ratifier ko signé ko nit ñu xamal ko jigéen ñi mais également comme ni ko Penda waxee jigéen ñi am taxawaay boo xamante ni dañuy taxaw ne lii kat suñu droit la boo amulee boo bay réew moo xamante ni bi tardé na c'est parce que mbéyam dafa tardé ñàkk béy mooy tardé réew développement ci suuf si la nekk bu fekkente ne on est 52% de la population te 18% yi ñoom ñoo am terre développement Sénégal balañ caa àgg dana yàgg loolu nag il faut ñun ñi nga xamante ni peut-être am nañu chance ñu ngi toog di ko waxtaanee nii parce que am na ñoo xam ne amuñu chance bi nañ ko xam suñu droit la mais nañ ko xam di ko jëmmal wax nañ fi sànq waxu parité bi man damay jël ne du ma ne parité mais jigéen ñi nekk ca fa ñuy nase ak nocci parce que loolu moo indi parité bi bëgg ak foofu moo waral ñu ne parité comme bari nañu te àgguñu foofu fa ñuy nase ak nocci ñu ne parité bi stratégie la maanaam yoon la ngir ñu mën a àgg te fa ñuy nase ak noy pël bi kat bañu la xam bañ koy wax dafa fekkeewul su fekkente ni fal nañu góor ñi bu ñuy wax la leen jëriñ lu ci bari loolu la ñuy wax foofa wax nañ ko léegi éducation loolu la indi tu es le plus fort tu es le plus nangam mais ñun ñi nga xamante ni bii comme wax nañ ko fi ci rôles sociaux yi ak rôle de naturel yi ñun ñoo nekk di ëmb ko imbi charge bi ci charge sociale bi ci nga xamante ni moo gën a peser ci société bi ci suñu kaw la peser il faut que ñu nekk fa ñuy nase ka noyyi bu kenn nag dugguma école parce que ignorance ak intelligence ni ñu ko waxati intellectuel ak ñàkk xam duñu benn mairie bii kii wax na ko sànq bii nga wax na ko sànq amul ku ko mënta jël ndax tey ji bu ko góor soxla woon xooluñ ne jàng na wala jàngul ka fay nekk na mën a faj soxla yi nit ñi te loolu yaakaar naa kenn ku nekk mën na donc bu kenn xaarati kenn am na nag yoon ndax dëkk yoon la ñu nekk boobu ba léegi ñu ngi wax droit à la santé droit à l'économie droit à ça droit à l'éducation droit ñu accès de prise de décision yi mais également droit yi itam ñu taxawal suñu bopp dëkk bi am na ay droit tey ji kenn mënul falu te am jaarloo ci instance yoo xamante ni dañ lay fal il faut que ñu approché wu mais mënuñ toog suñu biir kër ne suñu droit nañ ci fekk si am na ay kuréel yi fi nekk Sénégal signé na ratifié na convention yi ci àddina bi yépp au contraire li nga xamante ni bii dëkk yi ko jiitu ci wàllu ratification bu ñu ne benn duñ ne ñaar Sénégal c'est le premier pays am nañ tous les droits mais nag fi mu nekk nii défi bi moo di nañ fexe ba nit ñi xam ko nañ sensibiliser te loolu nit ñaa ngi ci mais également nit ñi nga xam ne ñu ngi leen koy defal aussi nañ koy tasaare droit yooyu nañ ko xam mais nañ koy utiliser tamit jëm ca kanam loolu moo ñu mën a génnee ci lii projet autonomisation bi nag loolu la nañ am koom nañ xam nañuy doxal nan la ñuy doxalee koom bi mais nañ lañ koy utiliser mais également ci suñu bopp nañ xam fi nga xamante ni war nañ fa teg suñu tànk teg ko nag ci yoon ba àgg fa nga xamante ni foofu lañ war a àgg donc loolu laa amoon lu ma ci yokk. lu ma bëggoon àddu tuuti ci wàllu jigéen ak suuf ndax xëj na yàlla def na ma nekkoon naa Casamance jaar naa Tamba xam naa ni jigéen lëkkaloog suuf moo tax may wax ne lii ñuy waxtaane tey jii day information boo xam ne xëj na ñi ci zone rurale bi dañ te jotul comme ni mu waree mu nekkoon aussi tam sunu devoir ñu wàcc ci base bi ndax jigéen ñi boo gisee léeg-léeg ñuy am yenn retard yi ci yenn mbir yi day fekk elles sont mal informées ou bien elles sont désinformées même amuñu yenn xam-xam yeeg yenn yëg-yëg yi duñu xam wala bu fekkee sax soxla nga suuf doo xam fooy jaar doo xam koy waxal ak yooyu nekk na blocage yoo xam ne jigéen ñi war nañ ci mën a taxaw ndax ñu jàppale sunu mbokk yi nekk ci zone rurale yi ñu mën a xam yan yoon la ñu war a jaar pour mën a am accès ci yenn yi voilà loolu laa bëggoon yokk ci loolu pour information bi ne jàll jusqu'au niveau de la base waaw ñu mën a am xam fan la ñu war a jaar aussi pour buñ bëggee am accès ci yenn kii opportunité yi ñu mën koo saisir voilà. ndax dama ne ni ñu suñu toogaay bi yëpp ñàkk xam la mais bu ñu doon am ni information bu doy bu ñu posé candidature waaye affaire yi maire yeeg yi loo wax sax jigéen ñi duñu ci sawar ndax dañ naa bu ñu demee duñ ñu fal wala duñu xam fu ñuy aw amuñu kenn ku ñu jàppale
ndax ñun ñu ngi nii gis nga suñu àll bi suuf si fi nekkoon mais danoo toog noonu amuñu ci dara ñun jigéen ñi ñu ngi nii bëgg a bay mais amuñu ci dara xamuñu fu ñuy jaar xamuñu fan fu ñuy teg suñu tànk moo tax may solliciter jataay yu mel nii man bëgg naa ko trop ndax xam naa ne yeena ma yeena ñeneen ñu mel ni man te bu ma demee bu ñu demee kon sax d'ailleurs ñu bari dinañ gën a yeewu gën a gëstu si fi ñu jëm ba xam nu ñu fay awe ak nu ñu fi ñuy teg seen tànk merci beaucoup loolu rek. fu mu tënkee woon kàddoom sànq bi muy jël parce que dafa ne jigéen ci àq ak yelleef ni àq ak yelleef boobu dugg na ci justice dugg na ci divorce ak affaire yooyu mais tamit bu fekkee ne yow dañ laa takk te amoo papier de mariage doo xam fooy teg sa tànk pour sa divorce mën a gaaw am na ñu bari ñoo xam ne tey jox nañ leen ay këyit yi ñu joxe léegi ci jumaa yeeg jàkk yi ci bu ñu takkee mais keroog bañ leen koy jox jigéen bi du ko gis te ku dul gis sax ña takk kenn dina ne kii laa ko jox wala kee laa ko jox kee tamit yàqam dina feete mariage am lijjantiwul loolu wala ñàkk na koo xam mais nañu fexe ba ku ñu takkati ci biir semaine boobu na nga am papier de mariage parce que bu amee papier de mariage nag bu dee nag dangaa dajee koo xamante ne góor gu saay-saay la di nga mën a jàmmaarloog moom mën a jëfandikoo jëflanteeg moom te vraiment sa loxo yow du ko laal loolu rek laa bëggoon yee ci sama mbokku jigéen ñi même kii mag na dem wuti certificat de mariage boo xamante ne dëgg la kii lay doon jugement lay doon mais nag am na ci solo comme tey lañ ko xam te tey la gën a leer vraiment ñëpp nañu am papier de mariage man bu ma fi jógee dinaa wuti. sëy bi moom boo amul papier de mariage mënta tas lu dul ne da nga dem tribunal kooku aussi il faut mu leer soo amulee certificat de mariage lu góor gi saay yow mënul nga bind procureur dem déposer ko tribunal dinañ la utal di nga am certificat de non remariage et de non divorce moom la mairie di defar ñeent fukk la timbre bi di jar nga yóbbu ko tribunal président tribunal bi dana leen wutal certificat de mariage par force mu tas mariage bi divorce bi gaañi li ñuy daw mooy yoon day dal ci sama kaw mais fase naa la moom toroxal la jeex na fi répudiation jeex na ci Sénégal. xeexe defuñ ko xeexukaay droit la bu ñuy protéger et même buy protéger sax góor gi nit ki soo nekkee dans un pays da ngay nekk dans la légalité bu doom juddoo dañ ko war a déclarer su mariage amee dañ ko war a déclarer li tax mu nekk loo xamante ni bi daf lay protéger tey jii di góor amul droit ne la fase naa la nga dem gis nañ fi dégg nañ fi wax histoire yu baree bari tribunal fase naa ka amaat na jëkkër ci gémmiñ la yem tribunal rek moo am droit tas sëy mais gémmiñ ak gémmiñ rek tasul sëy te itam boo nekkee ci sa biir kër di sëy sa jëkkër amul droit ne la génnal daan nañ ko fi gis xëy na sax wàññeeku na waaye da nga gis ku xëy ne la kër gi maa ko moom ay ca amu ci droit kuñ ci ne demalati yàlla tere ko ñaanal ma ko kenn toogal fa nga toog kenn waru la faa génne fa nga teg kenn waru la faa génne te du yoon moo la war a génne ca fa nga nekk waaw doyewuñ ko xeexukaay mais dañuy protéger suñu bopp protéger également suñu njaboot protéger waale ko sax ndax itam xeex bi du rek ñu autorité parentale bu njëkk ba góor gi rek moo am droit di décider ci doom gi te pourtant intérêt jigéen gi boo demoon sax ci yoon bu fekkente ne maar d'Italie leneen am na dañuy xool fa intérêt xale bi nekk mën na am sax intérêt xale bi nekk de mon côté tey jii man suma borom kër feebar na war naa mën su fekkente ne yàlla mënee na ma ba moom liggéeyatul wala liggéeyam xëy na may ko mu mën a fay boppam mu mën a faj boppam mais man su ma génnee sama certificat war naa ko mën a jël en charge ci sama bopp doyee wuñ ko xeexukaay dañ koo doyee pour protéger famille bi kooku moom na leer ci bopp ñëpp lu ñu war a am la doom ju juddu dafa war a am këyit sëy bu ñu takk dafa war a am këyit waaye nag doyee wuñ ko xeexukaay encore une fois protéger la suñu ménage protéger suñu njaboot protéger suñu bopp kenn dutul xëyti nañu kër gi kat maa ko moom déedéet ba ngay wut kër gi ba ngay am kër gi ak fa fekkoon nag donte dërëmam newu ci mais droit moo ko jox ni que yéen a ko bokk warut a génn ngeen baal ma àq ci loolu. certificat de mariage conféré wul nga ne am naa certificat de mariage nu ma neex laay joxale ci kër gi. déedéet yoon dafa am autant certificat de mariage bi jox na la ay droit yow ku jigéen gi mais autant
certificat de mariage bi jox na ko góor ki ay droit kenn ku nekk dafa am noo war a nekk ci biir kër gi kenn koo xamante ne nag saw nekkin jàdd nga yoon kasa des bu xamee fa muy jaar yoon dina day dal sa kaw bi si des mooy certificat de mariage devoir la c'est une obligation parce que nit ki buy dund bu nee dund ah contraire dund lan la dee bu dee amee ndono ñëw taxaw bu ndono taxawee bu fekkente ne ku góor ki da doon liggéey problème day daal di ñëw il faut que nga uti certificat de mariage après décès xam nga kon coono day daal di dikk coono day daal di ñëw actuellement bépp mariage bu nu def suñu boppam que ne rek ki nga xamante ne jëkkëram mooy liggéey weeru tubaab ñu koy fay mensuellement mu war a am certificat de mariage déedéet certificat de mariage bépp sëy bu nu fas ci pays de droit certificat de mariage dafa war a sanctionner sëy boobu au delà bi nga xamante ne sanctionné nañ ko sa jàkk ja nga xamante ne mooy charia léegi nag yoon daal di ñëw certificat de mariage boobu dafa war a dugg waaye nag comme ni ko Penda waxee du yetu xeexukaay kooku def yetu xeexukaay kan ko séqal boo xamee fa mu war a teg tànkam ni nga ko mën a dóore mu daanu moom mi mën na laa dóore noonu nga daanu du ñu ci baree bari sax yàlla dogal na jiit na ku mel ne Pape Alaaji Abdou Aziz Dabakh xalaatama nga ca code de la famille boobu kon ñu xamante ne bii du ay caaxaan du loo xamante ne lii aussi dañ ko inventé yàquñu dara dañuy defar waaw dafay neex benn yoon nga def sa devoir ba pare door a laaj sa àq kon loolu tamit ñun jigéen ñi buñ koy fàtte mais li nga xam ne moom moo ci fukk ak benn mooy wax nañ léegi sax ne soo amee nationalité man dama am nationalité sénégalaise sama borom kër dafa bëgg nationalité te maa koy jox nationalité bu certificat de mariage bi ñëw du ko am sama borom kër dafa tukki am naa doom ji ñoo ko bokk jur suñu amul certificat de mariage bi ma ko mën a déclarer ci turam kon loolu yëpp dafay avantage yoo xam ne dañ ko soxla kon acte d'état civil dafay lu am importance certificat de mariage bi dafa am importance xale bu juddoo ñu déclarer ko dafa am importance mais boo génnee àddina aussi dañ la war a déclarer ñu wane ne génn nga àddina nga am certificat de décès bu koy confirmer pour buñ ko soxlaa ñu ci bëri nag dañu naan man duma fonctionnaire duma fayeeku familial kon jarul may wut certificat de mariage wala jigéen ji sax boo ko xam ne lu ma koy wut sama jëkkër moom di géwél dong géwél buy way am lu muy doyee certificat de mariage mais sóoral njaboot gi ngeen di jur ëllëg moom bu mënee wax ni diw mooy sama papa day am fu ñu koy teg kay certificat de mariage bi boo amul mu déclaré ko loolu mënta nekk sëñ bi yow lañu waaye sa jëkkër la ko waxoon mbaa sa jabar la ko waxoon ku ko xeeb jëkkër jee ko waxoon mbaa jabar jee ko waxoon mais ci kaw loolu dañ lay wax ne bu yàgg wala dañ daan gis ñoom ni jaay dañuy dem merfee sa aar mais maam moom sama kër génn amaana sax kër gi bi tamit ne ko toog ba mu neex la rek man toog naa ba mu neex ma gis ko ne am muuru xule moo ëpp kànji xaalis téeméeri yoon te kànjee sama jëkkër ma xool ne muuru xule mais wax na ma ak moom ñu war a dem duma ko ne maa mënatuma dama koy teg ci yoon parce que yoon moom nekkalu fi jigéen ñi dong mais nekkalu fi góor ñi dong bu wàcc yoonu yàpp dal ci sa kaw moom la far ba wax léegi mais yoon a koy def yoon a koy def ay mbokk ñooy tax mais yoon mooy tax loolu la loi bi wax yoon mooy tax sëy kenn amul droit ne la sëy bi tax na nga def fa yoon toogal ci sa biir kër yoon mooy naan sëy bi tax na wala tax na fi nga war toogal fi war toog génnal ko si jigéen ci war mer jël ay baax diine tam am na ak boo xam ne jox na ko jigéen nee na jigéen même bu la sa borom kër mayee baat tey jii amoo droit génn kër gi da ngay toog sa kër ñetti weer nga jàpp idda ñun nag loolu lañ fa dul xaar baat mën na am waxtaanaat ak yooyu waaye demal fase naa la rek jël sa bagage dem diine sax ma yew ko waaw jigéen tam amul na sama borom kër tey neexaw ñu yooyu gàddu naa sama bagage dem loolu amul fenn diine ma yew ko da ngay toog sax jàpp sa idda ba muy ñetti weer loolu rek laa ci bëggoon a doon. ñu déclaré la mooy dañu wax ne àq ak yelleefu doomu aadama ñu dugal ko ci biir ñu wax ne léegi ci biir àq ak yelleef boobu kenn ku nekk da nga war a xam fi nga taxawee léeg-léeg sama classe bi dañuy wut seen certificat de mariage rek def ko yetu kenn kànjee seen jëkkër rek bu ñu gisee fee far ba mu ëpp ko xaalis rek ñu ne ko may ma sama baat mu ne mënuma ko may mu ne maa mënoon mënatuma daal di dem ak far ba bu demee lekk la far ba yor ba mu jeex tàkk mu mel ni kañ mu daal di dem fekk Souleymane Diop donc yooyu aussi dañ ko war a bàyyi
maanaam ñu dellu si waat ci nit ñu yare woon maanaam les vertus ngor jom fulla fayda dafa mel ni Sénégal ngor dafay jeex jom jeex fi fulla jeex fi fayda jeex fi dangay nekk ak sax nawle sax am yoo xam ne daan rus mu ñëw xëddug la fëj damaa wax ni ñàkk ku mu taxan naan petit su robinet yu ubbee nga rus bu ñu loolu nag mooy tax ñu mën a dellu siwaat nag ci formation bi jël ko ndax ko am jom am kan moo ñu gën a mën a expliquer. ñëwal ma rek yaay moom koy tàgg waaw égalité ak équité xam nga fii ma wane ka nii fii égalité la kees yëpp ñoo toll ñetti nit la ñu tegal leen kees mais kees yi ñu leen tegal kii dafa xaw a gàtt kii de moyenne tuuti kii gudd seetaan mi kii dina gis lu bari kii tuuti lay gis kii du gis dara mais bu ñu fii pour ñu équité wu ñoom ñëpp tolloo ñoom ñëpp mën a gis bu baax a baax dañuy jël kees gi kii gën a gudd keesam day xaw a yem ah kii keesam ëpp ko tuuti kii keesam sut yëpp ndax kii moo gën a gàtt kii toppasi kii gën a njool léegi ñoom ñëpp ñoo tolloo bopp ñoom ñëpp dañuy gis normal du noonu mooy loolu que yéen ñëpp ku nekk comprendre nga mais liñ bëgg a génne mooy dégg ne kenn ku ne man de mënumaa wax wala man de mënumaa nettali kuy jàng nag war di sottiwaat il faut nga jàng nettali parce que nettali dañuy yem fi mu ne nii ñu toll nañ ci di gis waaye dañoo créer condition ba tax ñoom ñëpp ñu mën a gis du dëgg moo tax ci wàllu éducation également am na ci doom xale yoo xamante ni danga naan kii de xel mi neex na ci njàng mi kooku danga ko ciy jàppale bu baax a baax a baax kii xëy na ca mécanicien ba foofu la gën a xarañe ñu yóbbu ko fa mooy exemple équité bi kii nga xamante ne bi xëy na jàngul waaye xëy na bu ko poussé ci njàng bi mu dem nañ ko jàppale ci loolu donc lii yëpp valable na égalité bu ñu bëggee égalité nag atteindre fii il faut ñu travailler fii mu atteindre objectif ci foofu c'est fondamental léeg-léeg ñun nag dañu naan rek kii dafa nangoo jàng moo tax mu gis bu baax waaye kii dafa nangu la def dara léeg-léeg du demee noonu nañ jàppale ñoom ñëpp bàyyi moroomam benn mënta dem bàyyi moroomam kon il faut ñu méngale leen soo gisee nu xaw a tardé tuuti mooy dañu naan bii moo ëpp solo ñu jàpp ko rek te du ñu def condition yi tax lii mën a am égalité bi mën a am kon nag égalité boo ko bëggee il faut nga def équité kenn ku ne nga jàppale ko ba mu tolloo ak moroomam parce que ki mën a jàng nga jàppale ko mu réussir nekk ingénieur xam nga loolu baax na waaye ki nga xam ne mënut a jàng moom mécanicien la moo ko neex nga jàppale ko ba mu nekk chef de garage bu mag balaa kii di génn bay nekk ingénieur fekk kii moom ubbi na garage am bay liggéey maanaam bu kii génnee la muy épargner dans 10 ans bu ñu ko defee kii dana tolloo léegi may kii nga xam ne nag moom jàngut école dañ koo bàyyi woon rek muy taxawal mais gis nañ ne bëgg na buñ ko jàppalee moom it dana mën a tolloo jéeg ñi parce que ci biir njàng mi dana ci xar sànku tubayam ba jàng métier moo xam ne dana jàng te dana am métier moo xam ne ñoom it dana leen mën a dab kenn du ko yóbbaale kon égalité bi moom buñ ko bëggee am il faut ñu dem équité maanaam ñu jox ko akam ak yelleefam njaboot gi ñu yor ci biir kër yi buñ bëggee ñëpp am te kenn du jéppi yaay kenn du jéppi papa kenn du ne yaay diw la gën a bëgg kenn du ne papa diw la gën a bëgg il faut équité bi am c'est bon donc bu ñu paree ci égalité bi ak équité bi dañu wàcc ci parité parité nag ñun dinañu intéressé parce que jamono ju ñu toll moo ko laaj moo tax ñu dugal ko ci formation bu baax a baax parce que tamit parité ñun daf ñuy permettre ñu xool ndax égalité bi ñuy wax homme femme ñëw na chance yi ñu war a def jigéen ak góor yëpp ndax jox nañ leen ko waaw wala déet ndax chance yooyu noonu mooy que ni jigéen bu am compétence vraiment ñu fal la dañ la war a fal comme ni ñuy falee góor def na ne nag may nañu loi boo xamante ne permettre na jigéen tamit ji vraiment nekk ci liste yi ak ci nekk ci fonction yoo xamante ne dañ leen di fal moom tamit muy falaate donc jigéen jox nañ ko vraiment droit wu muy voté ak vraiment di jéem a fal il faut ay jigéen ñu def ko di ko wax parce que kenn mënul défendre say droits
à ta place ku nekk yow yaa mën a wax ne lii mooy sama intérêt wala lii mooy intérêt wu ñi nga xam ne ñoom laa jiite ma dem porté ko donc tey jii ñu jàppale jigéen pour mu falu ci yenn kii dafa baax mais aussi est-ce que jigéen ñi sentir nañu bopp seen bopp ci politique bi. kon nag nit ki boo gëmee sa bopp rek lu nekk ñu ko am ñu bàyyi di may góor yi ñu ba psychologiquement dañ def ne lu ne góor a ci war a jiitu jigéen topp ci ginnaaw waaw te dafa fekk ne léegi ne situation bi dafa war a inversé wu jigéen ñi gëm seen bopp te xam ne góor fu mën a taxaw jigéen mën na fa taxaw ci def lu baax nag waaw loolu la ñu war a d'abord gëm suñu bopp wóolu suñu bopp xam ne am nañu les compétences am nañu capacité yi nañu jox dolli suñu bopp fit moo nu manqué waaw. ñu bokk yow ñu tuuti la yow rek la dafa am yow doo jàll. jaral dañ ko investir ci liste mu dunu campagne waaye dañ koy dagg foofu mu teg baaraam. yàlla seede na kii sax je l'ai refusé. waaw je l'ai refusé mais il faut que ñu waxtaan ci représentation jigéen ñi. tey jii ñun li nga xamante ni bii mooy suñu gàllankoor bari na. képp koo xamante ne kii tey jii am na loo ci porté ndax lépp mënuñ ko daanu dajul suuf waaye nag ñu xam ne que ne kii kat nee nañu ndax suñu ay moroomu jigéen ñu ngi wasin ci ay charrette pourtant gëne wuñ leen dara ëppale wuñ leen dara te dañu nekk droit à la vie pourtant kooku seen droit la waaye kenn wax ko ci nañ leen politique waaye nag nañ xam lan lañu politique wu lan la ñuy politique politique ngir jëriñ suñu bopp ngir politique ngir jëriñ suñu réew loolu la yan baal ma niw doole gi dafa metti ba parfois ñu nangu loo xam ne sax gënaluñu wax naa ko ci sama biir wax ne autonomisation bi bu nekkee lu effective ba liggéey dutuñ dimbalati kenn parce que man xeex ki ma bokkal ndey ak baay taxaw man falu moo ma gënal ma jàppale ko moom ma falu parce que jabaram lay xelaat ak doomam ñu ñëw ci loolu mais li nga xam ne moom moo am solo parfois aussi maanaam parti yi dañ koy def da ngay dëkk ci dëkk nit ne ca dëkk ba dëkk ba bëgg ko ñépp bëgg ko population yi bëgg ko ki jiite na kii arrangé wala mu am ñaar ñu jege njiit li di ko xeex nu ne nañ ko dindi teg fee parce que ñay dem assemblée di xuloo mel ni man amuñu xam-xam te ña am xam-xam moo di sonnal dëkk ba teguñu leen fa dafa war a am nag ñu am fayda nit ki luñ ko bëgg lu mu bokk ci parti bu ko parti ba xeexee ne ko jàppale ñu ba mu gañe kay nekk député juróomi at la koy nekk luñ ko wote jotee nañu lànk wan leen ginnaaw bañ a woteel kañ fa teg fa ñu waroon teg suñu leader buñ ko fa dindee teg fa keneen nañu lànk bañ a woteel kooku ba mu xam ne kii mu fi dindi am na lu mu jariñ am na lu mu mën su ëllëgee ñu teg ko fa te ñi ëpp ci ñi ñuy xeex ay jigéen la ñuy doon ñu nekk ay ndaw aussi xam ne nit ñi bëgg ñu di leen xeex te sum gémmiñ boroom a koy fajal bopp leneen li nga xam ne moo am solo mooy ñun nañu xam ñooy kan nañu bëgg suñu bopp léeg-léeg nag dañuy wax mais léeg-léeg sax nga wax nit ki mu ne man bëgguma ko ñi ñu fi proposé liste su ñu ne defal bi wala man duma feeñ ci liste bañu ñoo feeñ ci liste mais dañoo xam ne doole dañu war a am pour campagnal seen bopp ba mën a falu amuñu ko mais léegi Ngoné wax na ko nee na yang-yang man dëkk ba ma cosaanoo dañ daan wax ne ku jàng boo amee certificat dañ leen noosal man ba ma amee certificat sama maam dafa rayoon yëg certificat laa la wax de depuis mu rayal ma yëpp ñu noos ñoom calcul ba mën a jaay parce que yaakaaroon nañ ni moom soo mënee calculer mën a jaay ba kenn du la nax